alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ni yéen a teewe conférence de presse bi di ci boole sant ngërëm ci seen mobilisation di leen xamal ni ñun ay ndaw lañu yoo xam ne dañoo yabal. ndaw nag mooy ki nga xam ni loxoy ki ko yabal lay defe làmmiñ ki ko yabal lay waxe tànk ki ko yabal lay doxe. ci biir loolu ñu ngi nuyu seen auditeurs yëpp di ci profitoo tamit di nuyu waa réew mi yëpp di leen xamal ne ndaw lañu yoo xam ne dañoo yabal pour ñu dalal xelu nit ñi ci li nga xam ni rëq-rëq la bu dugg ci biir société bi te ñu war koo sippi sànni ko ci biti. rëq-rëq bi mooy lan? am na ay xale yu fi faatu bis yi paase, am na ay xale yu ñu fi jéem a sàcc, waaye am na ci loo xam ni sottigul. kaa yi fi am wax naa leen ko sànq ci tubaab, benn bi Matam la sottigul, ñaari Cees la sottiwul, ñaari Grand Yoff la sottiwul, waaye nag terewul am na ñaar ñoo xam ni yàlla def na li gën. kon ñu ngi koy jaale seeni waajur di ko jaale waa Sénégal gépp te xam ni benn dëkk bu fa mel ni bu amee bu julli jotee ilimaan ji lañ koy solal, ñi ci des ñépp def genn làng. ilimaan ji mooy kan? mooy état bi. ñeneen ñi ci des ñépp def genn làng bu ñuy julli. kon partant de cela dañoo xamle ne état bi jël na tous les moyens nécessaires mettre ko à la disposition des forces de défense et de sécurité, particulièrement à la police. ñi nga xam ne caay-caay rek moo leen ñor nañu xam ni à partir de maintenant tàmbali woon na sax, waaye état bi renforcé na moyen de sécurité bi. autorité yi jox nañu instruction ci ni képp ku jalgati nañu la jàpp teg la ci yoon. bu laajee jëflante par tout moyen ñu jëflante ak ñi nga xam ni ñoo koy def par tous les moyens. dinañu sant tamit sénégalais yi parce que li am ci yeneen réew yu bari amul fii. digg bëccëg ñuy tiire ay bal, digg bëccëg ñuy cambriolé, digg bëccëg ñuy def ay rapt, ay kidnapping. wax dëgg yàlla dimbali nañu ba échappé nañ ci loolu. waaye nag amul benn société boo xam ne délinquance zéro am na fa, parce que nit ñi heure bu ñu dajaloo naa si muxtaalifoona mooy dugg. sunu borom dañu dama bind warale. dina am ñoo xam ne duñu wàcce raay bi mukk, waaye dina am ñoo xam ne toujours ci mbooy gi la ñuy dox. ñiy dox ci mbooy gi nag moo waral société boo gis am na ñoo xam ne ñooy sàmmkatu jàmm yi. sàmmkati jàmm yi mooy takk der yi. sàmmkati jàmm yooyu ci la police bokk. mooy ñi nga xam ni ku def lu jaaduwul wala nga def loo xam ni dëppoowul ak lu jubal réew mi dinañu la fudd ba nga dellu siwaat ci yoon, wala ñu làq la jant bi ba dootoo ko gis. ñaari déviationniste yooyu, ñaar ñi nga xam ne dañuy jàdd yoon, dafa am lu sart yoo xam ni société bi daf ko teg. mooy déggoo, àndandoo, xool ci benn direction. ku ko jàdd ñu wàññi la. ñi fi nekk di dëngal dafa doon ay nit ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne dañoo réer, waaye am na ci ñoo xam ne nag ci biir jubadi la ñu bëgg di añ, di ci reer, di ci ndékki. kon dañu tàllal suñu loxo société sénégalaise bi yépp di leen xamal ni fépp fu ñu gis loo xam ni lëndëm na, bu ñu ko mënee leeral alhamdulilahi rabbil alamin, bu ñu ko mënula leeral bu ñu nu woowee ci minute yi ci topp dinañu ñëw def intervention taxawul leen, soit seen taxawul leen ñoom ci seen bopp wala ñu taxawul leen seeni alal.
suñu vision mooy jàppale état bi ci paix ak tranquillité publique képp ku ko jalgati ñu jàkkaarloo ak yow jëflanteeg yow ba nga dellu siwaat xam ni nekkoo ci yoon boo dellu siwaatul it ñu làq la jant bi dénk la ñi nga xam ni ñoo lay dugal foo xam ni dootoo gis jant li nu dajale tamit war nañ cee profitoo leeral lu bari alkaati yi du ñu sol tenue rek am na yeneen service yi police yu ci concourir ñoo xam ne du ñu sol tenue ñi renseignement la ñuy def ñi police judiciaire la ñuy def bu dee au niveau de Dakar sûreté urbaine mu ngi fi mooy chapeauter tout ce qui concerne les missions de police judiciaire maa ngi jégalu ci wolof bi seet ak saytu ñi nga xam ne dañuy dëngal ñu teg leen ci yoon wala ñu damm leen ñu tegu ci yoon loolu mooy suñu vision dinañu waxtaan nag parce que xam nga société boo gis waxtaan mooy base bi mais bu jëflante amee waxtaan day daaku parce que am na ñoo xam ni du ñu dégg mukk li société bi dégg jëflante rek moo leen mën a indi ñu jubal xale yii fi demit dañ ciy profitoo jaal seeni waajur ndax suñuy kilifa ñoo nu wax ni nañ leen jaal te xamal leen ni jàmm day dikk jàmm ji li koy indi jox nañu nu ko mooy ay oto yu doy ay personnel yu doy traceel ñu mission pour ñu dóor ñi nga xam ne mënuñoo jaar ci yoon ñu dóor leen ñu jubbantiku bu ñu jubbantikul ñu làq leen jant bi yéen ak journaliste yi xam naa ni am na day ñoo xam ni mën nañu dal ci seen kaw mais ñun alkaati waruñu parce que sincèrement suñu liggéey pour mu mën a visible pour ñu mën a établir vraiment ay passerelles de communication entre ñun ak société bi les seuls relais yi ñu mën a tenir mooy yéen vous constituez une force boo xam ni bu ngeen defaree mu defaru bu ngeen bëggee xëpp suuf tamit lu bari dina yàqu mais mënu la teree société bi dem de société boo gis dafa amu yoon boo xam ni moom la tracé boppam te société boo gis objectif am réussite am mooy nit ñëpp di xàccandoo di dóorandoo wasalaam